émotion ci ñun la bi ñu sosee parti bi léegi mooy war a mun a taxaw tey ci suñu kanamu ay maam ndax ku fi am 86 ans am nga double suñu âge kon mat nga ñu maam taxaw fi si suñu kanamu ay baay taxaw fi suñu kanamu ay mag pour jëmmal lu am solo ci parti bi mooy mouvement Maggi Pastef lu am solo la si ñun parce que convaincre ñi nga bokkal génération déjà lu jafe-jafe la waaye defe naa am na lu ko gën a jafe mooy ku la mag fuuf mat la maam mat la bàyyi jaar foo jaaragul vivre expérience yoo vivreul xam loo xamut kooku léeg-léeg dina jafe trop nga convaincre ndax lu munti am rek day mel ni baay ak doom rek ak nu doom ji nekk mag ak nu mu nekk kilifa ñaare baay ji da koy xoolee bëtu doom la rek bëtu xale la moo tax bu ñu doxee ba am à travers tout le Sénégal et la diaspora moom mun nañ ko sax bañ a lim man ndax dama gëm ni diaspora bi yépp léegi sans exception diaspora bi moo gën a mokk biir réew mi moo tax teelu sax li mais bu ñu demee ba am megu Sénégal yépp ndax ñi teew fii échantillon bu ndaw la ci magu Sénégal yi nga xam ne tey embrassé nañu projet Pastef li ma ci gën a yéem mooy sooy def campagne bi def caravane ay mag yu bopp yi weex tàll ngay gis sur 1 kilomètre 2 kilomètres ñu topp caravane bi di daw loolu mooy li ma gën a yéem ci mbir kon su ma ragalul wax lu ëpp dinaa ne tey jii li ëpp ci mag ñi xippi nañ seeni bët xam nañ fu dëgg féete te ñu ngi jàpp ci projet bi kon ñi fi nekk échantillon kon tey suñu ñëwee taxaw di jëmmal lu mel nii lu rëy la si ñun ndax nag parti bi ñu ngi ko sos 2014 dañu ne woon parti bi mun na admettre ay mouvement waaye 2014 si boppam defe naa mouvement des femmes judd na mouvement des jeunes judd na mouvement des cadres judd na mouvement des enseignants judd na il a fallu ñu ñëw ba 2022 parce que li ñu xamoon mooy mag li koy convaincre du lu yomb ndax fi mu jaar ak li mu xam moo tax doo jóg rek mën koo ambale ci dara moo tax ma ne leen di gën a dal suñu xel mooy tey magu Sénégal ni ñu jëlee projet bi loolu rek day dëggal ni fi ñu teg suñu tànk foofa la daf ñuy gën a encouragé ci yoon bi nga xam ne moom la ñu tànn te bañ koy tànn xam ni yoon bi du doon yoon bu simple doon yoon bu oyof du doon yoon bu yomb kon ñu ngi leen di gërëm yéen mag ñi te xaw a bañ a d'accord tuuti nag ak Birame Souleye ndax mbir mi wëlbatikuwul de peut-être mënuñu wax ci mag ñëpp waaye bëri na mag ñoo xam ne tey ñi ngi teew fii wala mënuñu fee teew parce que gàllankoor am na ba ñuy gis ñu li ñu gis tey boo moytul ñun juddooguñu woon loolu bëri na fii ci salle bi ndax doyen Alakan mii wax sànq bañ koy ba muy xeex ci clandestinité ñu koy rajjee ci enseignement rajjee ko ci aviation boobu du tey bu amee ci ñun ñii ñu juddoo nit ñu ngi doon jàng raam defe naa kon loolu du tey suñu gisee doyen Diallo Diop toog fi mu delloo ñu ci professeur Cheikh Anta Diop nga xam ne kenn mënul wax la dignité africaine la souveraineté le patriotisme te jiitaloo ko ci combat boobu
mun naa ne sax précurseur la ci def ko nag ci wàllu politique waaye def ko ci wàllu scientifique ba tey jii ñuy lire ay téereem àdduna bi yëpp di ko lire mu am ñu bëri ñoo xam ne ñenn ñi sax duñu nit ko ñuul waaye moo leen yee ba delloo si leen ci panafricanisme kon loolu lu fi yàgg la ñi ci nekkoon ci politique bu yàgg ñoom doyen Madièye Mbodj ñi nga xam ne fu ne jaar nañ fi te xam naa ni li fi ëpp ñi fi teew ku ma ci xam ak ku ma ci xamul jaar-jaar boobu nga am kon dafa fekk rek génération bu nekk ni ko bindkat bi waxoon dafa war a xool lu tolloog jamonoom ci responsabilité su ñu waxee responsabilité rek mooy liy defar jamono jooju liy defar société bi ci jamono jooju mu xool ko ba natt ko daal koy dékku nag ak nu mu métti 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 parce que liy defar mënul yomb waaye nag su ñuy wax génération toujours mu wax ko bu ko nit ñi jàppee mbirum âge man li ma jàpp génération ci politique mooy ñi bokk gëm-gëm bokk gis-gis bokk xalaatin mun na nekk 120 ans ba 18 ans ñoom ñëpp ñoo bokk génération ci politique mais du question âge donc suñu génération boobu tey moo dajale ay pàcc ci biir ndax liy defar société it loxo góor a ngi ci loxo jigéen a ngi ci waaye loxo mag a ngi ci loxo ndaw a ngi ci te Pastef nag soxla mag ñi soxla leen torop mag ñi mata bàyyi ci réew laa wax ndax gis nañ fi sawaan gis nañ fi mag ñoo xam ne poñetu àdduna jaral na leen ñu dem taxaw ci télé di wax lu leen leer ni lii may wax dara du ci dëgg poñetu àdduna jaral leen ñooñu ute nañoo magu Pastef yii ma gis fi kon Pastef soxla na mag ñi magu Sénégal yépp nag te ñu jox leen cër gi ñu war a jox mag ci suñuy société ñun Afrique buñ ko mus a fàtte surtout ñun ndaw ñi parce que dañuy gëmloo ni génération bii génération ouverture la génération yeewiku la dafa am nu ñu doon yaree di yar xale diggante ak mag mooy jox ko cër respecté ko may ko nopp loolu la ñu yàgg yare ñun duñu ay tubaab ay nit ku ñuul lañu ci suñu société loolu la ñu jàngal waaye ay croyants lañu ak diine bu munti doon suñuy croyance loolu la ñu jàngal toujours dama naan su amee lu ñu war a jàng ci tubaab bi mooy liñ ñu raw te loolu weesuwul ci technologie ci science ak yu mel noonu waaye ci wàllu jikko ak aada ak culture ak société amul dara lu ñu war a dem copier ci ñoom tous moo tax du ñu fàtte yooyu kon tey bés bu rëy la ci ñun bésu kontante la parce que lu toll nii ci ay mag du soluñu leen ci ay kaar andi leen digguñu leen dara ñu bàyyi seen yitte ñii def lu mat 500 kilomètres 600 kilomètres ñenn ñi dagg ay billet avion ñëw teew fii fekke si lii dama jàpp ni message bu rëy la ci Sénégal ak ci àdduna bés bu rëy la parce que ñi ñuy wax magu Pastef dooruñu tey keroog bi ma gisee gannaaw bi ñu invalidé ci lu dul dëgg suñu liste titulaire coow li bëri loolu ci réew mi mu am ay manifestation bakkan rot ci ñu jàpp ci ay nit waroon am yeneen manifestation ma gis magi Pastef organisé wu génn nekk ay mag yu bëree bëri dox ay kilomètres biir Dakar sama yaram dafa daw waaye nit ñi xamul mooy magi Pastef yooyu depuis ay at yemuñu ci liggéey ci yaatal kuréelu mag Pastef waaye ñi ngi liggéey lu rëy ci parti bi ndax xam ngeen ni politique ak ay xëccoo ay xiiro ak ngaayoo ñoo mus a ànd loolu léeg-léeg sax militant Pastef fi dañ ciy juum léeg-léeg nga wax ak nit mu ne la way moi je m'étais engagé pour des principes eh bien lii xaw ma ko
su dee affaire yi ay xëccoo la moi je laisse tomber waaye dama ne xilaafa sax ci islam ay nit xëccoo leen ko te jëf ngir yàlla kese la nun ay nit dong lañ le choc des ambitions mënul ñàkk fu ay nit daje li am solo mooy nañu am ay textes yu leer yu koy atte waaye balaa ñuy dem ci textes yi ak contentieux ak arbitrage magi Pastef yi li ñu réglé ci biir Pastef ci ay contentieux da nga leen di dégg Louga da nga leen di dégg Bignona da nga leen di dégg Ziguinchor da nga leen di dégg Saint-Louis fu ñu dégg ni problème am na ñu dem dajale nit ñi toog waxtaan ak ñoom andi seen expérience en tant que mag pour rafistoler pour dajale leen pour aplanir les difficultés kon dama jàpp ni ñu ngi doog a am nag pàcc bi gën a am solo ci pàcc bi mooy magi Pastef ni ndawi Pastef yi amee solo GPS ci massification ci mobilisation ak si takku nekk ci terrain bi saa suñ ko soxlawee nu ko toll wala nu ko ëpp la magi Pastef yi amee solo ci yow kon ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal lii ngeen xam ne jël ngeen ko ci mission yàlla yombalal leen parce que Sénégal am na yaakaar ci yéen mag ñu mel ni yéen Birame wax na ko daanaka ndaw amu fi parce que lépp mooy conscience yëg-yëg ak yéene ci sa réew mag am na fi waaye xale amu fi de gën a mag am na fi waaye gone amu fi même ñi nekk ci jeunesse patriotique jàpp naa ne duñu ay gone parce que bëri na ñoo xam ne ci seeni morom ña ngay topp di daw ci gannaaw gars yi pour 5000 ak 10 000 bi ñu leen di jox ñoom ñooy dajale seen xaalis di ko dugal ci parti bi parce que dañoo gëm ab projet loolu mag a koy def ñii wax nag nii lii dafa firndeel évolution projet Pastef waaye alakan wax na ko léegi parce que fusionné na ak ay parti yoo xam ne boo ci jël référence ci Sénégal ci histoire du Sénégal te du ñoo xam ne mën nga leen laxas noonu yóbbu leen caaxaan yóbbu leen fenn muy lu am solo ci ñun en tout cas ci li ñu jàpp ni day gën a crédibiliser projet bi Pastef door na politique 2014 jamono jooju boo génnoon ci mbedd mi nekk Ousmane Sonko ñu ne la kuy kooku fu mu jóge boo génnoon ci mbedd mi ne Pastef ñu ne la xanaa ab daayira la kenn xamuñu ko ñuy dox di dox di dox 2017 di dem assemblée plus fort reste ak coalition bi ñu àndaloon am benn député boo xam ne dañuy jàpp ni ci asaka bi la bokkoon ñu continuer di dox 2019 ñu dem élection présidentielle yàlla may ñu génn nekk 3e avec un score de 16 virgule quelque chose boo xam ne du woon lu yomb parce que ñi ñu doon jàmmaroon yépp ci jaar-jaaru politique ci koppar bi ñu yoroon ak ci leneen tolloo ñu woon ñu continuer di wéy 2022 élection législative tey kuy parti politique opposition Sénégal Pastef moo ci ëppale ay maire ak ay président de conseil départemental ñu continuer wéy 2022 ba tey élection législative toujours ñu ànd ak ñi ñu ànd ak coalition bi ñu bokk kuy opposition Sénégal moo la ëpp député waaye ñun en tant que Pastef kuy opposition Sénégal suñ nga ëppalewul député ñoo ko toll loolu yëpp ci juróom ñaari at kon sant yàlla mu leer ñu nag 2024 buñ ci yeggee ci jàmm ci kattanu yàlla réew mi dina tegu suñu loxo loolu waxuñu ko ci ay xam nga léeg-léeg homme politique def surenchère mu leer ko ni ñetti nit toppuñu ko
mu génn ne candidat laa damay jël réew ñun li ñu wax dañ koo teg ci ay firnde ndax barki démb lañ jógee ci campagne gis nañu xam nañu duggante nañu ak Sénégalais yi jëflante nañ ñoom ñi ñu jàkkaarloo noonu xaalis bu dul jeex ay milliards la ñu génne te fu ñu romb ñu yokkale ñun génnewuñu dërëm pour Sénégalais yi toppuñu te fu ñu romb gis ngeen li fa xewoon loolu ak fi ñu jaar ba yegsi fii ku am seetlu am nga sañ-sañ ne 2024 bu soobee yàlla buñ ci yeggee ci jàmm réew mi tegu suñu loxo moo tax dama yërëm ñenn ñi parce que projet bi daje palais du complot mënu koo tere yegg woo ay magistrat di complot mënu koo tere yegg nommé ay chef gendarmerie ak police ñu lay jox assurance mënu koo tere yegg dem France ngeen la ak keneen ku muy doon mënu koo tere yegg lenn rek moo mën a tere projet bi yegg mooy ñun waa projet bi ñun suñu bopp gannaaw yàlla ñun rek ñoo mën a tere projet bi yegg su dee defuñu li ñu war a def mooy fàtte xiiroo ngaayoo yi bañ a nekk ci débat détails yi xam fi ñu jëm jublu ci liggéey bi te liggéey bi weesuwul duggaat ci dëkk bi ak ci àll bi surtout xam nga dama annoncé mois de novembre waaye sama yaram dafa xaw a tàng septembre bii bu soobee yàlla ñu commencé ci incha soobee yàlla bu ñu installé assemblée nationale bi ba noppi la ñuy commencé tournée bi parce que mbir mi amatul bi ñuy xaar liggéey bi weesuwul fexe ba Sénégal yu binduwul ñu bindu ji ndax nag man li ma gëm téeméer yoo jël ci Sénégal yi bindoogul juróom-ñetti fukki ñun la ñu àndal man loolu laa gëm kon nañu fexe ba ñu bindu ji liggéey bi weesuwul fexe ba liggéeyu sensibilisation bi ñu door te mu am solo am sénégalais yu bari yoo xam ne yéena leen ci situation réew ñu nekk ci loolu ndax nag gars yi duñu seen morom xam nga milliards yi ñu randal yëpp ci keesu trésor public bi dugal ko ci politique bi jënd ay patron de presse jënd ñu leen di waxal suba su ne ñu leen xëy leen di saaga ak di xaste fu ñu dem dugal fa xaalis bu dul jeex dama ne département de Mbacké rek dañ fa dugal ci ay milliards tabaxoon na ay hôpitaux yu dul jeex dafa la leen duma yu gën a métti ci département de Mbacké rek kon ñooñu li ma wax ci Mbacké dama joxe benn exemple rek waaye li ma wax ci Mbacké moo valable fépp moo valable Ndar moo valable Guédiawaye moo valable Ziguinchor moo valable Thiès fépp fu ñu leen dóor yu métti rek dama ne loolu la fa am koo xam ne lu ne def nga ko dégg naa bi du ma yi méttee ci législative bi mu xëyee dafa ne moom ak inauguration yu bëri yëpp comprendre lu tax sénégalais woon ko gannaaw maa ngi fàttali si ndeysaan il paraît que président Diouf bi muy daanu biñ ko nee gars yi dañuy peese meew ci boutique yi dafa ne moom xamuloon loolu kuy daanu rek noonu lay def da ngay gërëm say géwél wër la nag rek naan la yaa fi nekk dégg nga maam ñëpp a gis a gannaaw waaye bu hypercute bi di ñëw ba da ngay jékki-jékki rek gis biddéew loolu ko dawal dégg naa mu ne moom lan la fi inauguré Sénégalais yi dañoo bëgg a liggéey dañoo bëgg a lekk lu baax dañoo bëgg a faju dañoo bëgg a jàng dañoo bëgg a jóge ci inondation Sénégalais yi seen revendication du nga ñu nax la dina tabaxloo ay stade ak ay yu kenn xam
moo tax jërëjëf doyen moo tax il faut ñu rester concentré parce que lii moo leen dese animation laa ko tuddee xëy di dem ci média yi di yóbbu di saaga loolu moo leen dese bu ñu dem seen terrain ñoom perte nañu le terrain politique ñun nañu nekk ci loolu parce que ni ko doyen bi waxee nag looloo am solo gis nga football Allemagne laa ci gën a fan ndax suñ la mënee 9-0 lañ lay dóor di la ngay gis ñu mun di la ngay gis suñu équipe yi dominer équipe pendant 90 minutes ñu naan équipe ba dugal na à la dernière minute benn contre-attaque premier tour dafa am solo loolooy 9-0 yi loolu moo war a doon objectif te ñu gëm ni lu mën a nekk la moo tax ma ne ku yaakaar ni ci ay complot ay combine ngay arrêté projet bi yaa ngi nax sa bopp man de yégalu ma ko sax sama yaram bu ma xëyee maa ngi ca la ma nekk suba ba ngoon jot ba xaar nag fan la ñuy mujjee ak seen i complot ndax sàcc ndënd yomb na nag waaye boo koy tëggee kon tey jii doyen Alla Kane dafa résumé wax ji yëpp Sénégal yëpp laay waxal nag dañoo nekk ci lu tubaab di wax croisée des chemins mooy Sénégal yoon ci loolu la ñu nekk bu ñu juumee ci yoon bi rek xam nga autoroute yenn saa yi boo de jëlee mauvaise sortie bi il faut nga defi détour bu sore balaa nga mën a yéegaat ci des autoroute bi li ñu daloon nag à l'indépendance mooy dañoo jëloon mauvaise sortie moo ñuy tax ba tey ji gëm naa ni conditions yi réunir la te bu kenn jàpp ni jëm Ousmane Sonko moo ko réunir tuuti naa ci trop dafa fekk Sénégalais yi fi daje ñëpp ak les milliers et milliers voire millions de Sénégalais yu gëm projet bi kenn ku nekk ci moom ko yoroon ci boppam ba pare il fallait juste benn cadre boo xam ne mun na dajale ñooñu ñëpp moo tax nag war nañoo fexe ba bu ñu jël mauvaise sortie bi cette fois-ci aussi sama mbokk Sénégalais yëpp laay wax nañu moytu caaxaan bi mooy kii ñëw lu dul essayer la jox xaalis naan la woteel ma waa kii ñëw naan la woteel parce que kii bokk leen xeet wala bokk leen tarixa wala bokk leen diine wala bokk leen région lu tardeel Sénégal loolu bokk na ci nañu xam ni moment bi ñu toll ci la ñu mën a fireeku définitivement ndax réew bu amul souveraineté du développé mukk ci àdduna amul moom sa bopp mën a tànnal sa bopp mën a téye sa bopp ak lépp loo war a téye nag ci lu réew moom loolu réew bu ko amul mënul développé du musa am jëlal réew yu développé yépp li base bi mooy souveraineté ak patriotisme te ñun andiwuñu lu dul loolu wala féddaliwuñu lu dul loolu parce que ay nit wax nañ ko xeex ko balaa ñun moo tax projet boobu magi Pastef ak ñi fi nekk ñëpp mooy seen projet te dañ naan ñun ñi ñëpp dañuy liggéey pour les générations à venir waaye li war a doon suñu plus grande satisfaction te ku fi am 98 ans ba ku fi am 55 ans laay waxal mooy ñaan yàlla mu may ñun ñëpp ñu fekke keroog bu ñuy jëlaatee suñu réew en mai ba développé ba démarrer un nouveau projet ñi ko doon xeex démb ak barki démb ak ñi ko dugg ñi ci dugg tey ci xeex boobu ñun ñëpp yàlla nañu ko yàlla may caaxaan taxu ñoo jóg de ñun politique ñu dans le sens lu ñuy woowee politique Sénégal loolu taxu ñoo jóg bu doon loolu rek li ñu ci fekk yëpp duñu ci fekk ñun jaamu yàlla ci lii ñuy def moo ñu tax politique politicienne taxu ñoo jóg moo tax mu ne jaral nañu ko te gëm naa ni c'est aussi valable pour chacun et chacune de ceux qui sont moo tax fi may daanelee gannaaw bi leen gërëmee sant leen bu baax réitérer suñu satisfaction ci jàkkaarloo jëm yi may gis te ku nekk ni mu tuuti mat nañu bàyyi
waaye ñi ci ëpp wala ñu ci bëri mat nañu sax maam mooy wax leen ni ñun ñi di seen doom te yàlla nattuñu ñu jiite mbir mi kóolute gi ngeen am ci ñun su ma koy wax nag damay wax ci turu ñi ma àndal ñëpp depuis bi ñuy sos parti bi ba tey jii te ñu nekk ci suñu génération ma dalal seen xel ni vous avez raison de nous faire confiance. Vous avez raison de nous faire confiance parce que li ñuy wax ak li ñuy jëf gëm-gëm la bu fort yéene la bu ñu am ci réew mi bëgg xeetu politique bii ñu xam ci ay tappale président boo xam ne nit ñaa ngi ci ndox mi hôpitaux yi doxuñu dara doxuñu nga xëy suba ba ngoon jot nekk palais di recevoir ay maire ak ay député naan dañ leen di jënd yu mel noonu lañu bëgg mu jeex ci réew mi càccu alal lañu bëgg mu jeex ci réew mi bu ñu yàlla joxee réew mi de néew ma kenn du sàcc de waaye du sàcc caabi na la féete gannaaw parce que alalu réew mi ba ko dagg suufu réew mi nangu suufu paysan yi jaay géeju réew mi jaay pétrole ak gazu réew mi dina fi jeex alalu réew mi dina des ci biir réew mi ñu séddale ko nag de manière équitable ba citoyen bu nekk liy wërsëgam mu jot si lii moo ñu tax a dugg ci politique moo tax may leen vous avez raison de nous faire confiance et sachez que nous avons énormément confiance en vous te am nañu yaakaar ci apport bi ngeen war a andi parti bi ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum